fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le waxtu wa daa jotati jotaale waxtu xibaar yi ci kàlla mooy kocc ci leeru jamono ñu nuyoo ci leen bu baax yéen ñi sopp sa foo saxoo tàcc ne xibaar file ci Walf TV télé bi la mbooy xar baax te koy wasaare fépp ci àdduna li gën a fës ci boppu xibaar yi bokk na ci ca diwaanu Sikicoor foofu la kuréel gi di M2D ñi ci bokkee la ñu wax mooy dañoo bëgg ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi ñi nga xam ne dañu leen a jàpp te tegul fenn lu dul ci mbirum politique ñu dellu seen njaboot ñu wax ne nag loolu fekk nguurug Sénégal defu ko daañu takku taxaw temm wéyal seen i xeex ngir ñu bàyyi ñëpp ñu dellu ci seen i njaboot noonu it bokk na lu gën a fës ci bopp xibaar yi soxna yi nga xam ne dañoo lëkkaloo ci ne ci kuréel yi nga xam ne nii moo di syndicat autonome la ñu wax nag mooy dañoo bëgg nguurug Sénégal daal di fexe wàccu li nga xam ne nii moom moo di convention 190 bu OIT nga xam ne réewum Sénégal da ko daal di xaatim lu toll ci fukki at ngi jëfee ñu ci lenn ñu wax ne nag jëwriñ jile di Ndeye Saly Diop Dieng la ñu bëgg ak Mariama Sarr ñu jël seen i matuwaay taxaw soxna yi niñ koy xaare ci ñoom noonu it bokk na lu gën a fës ci bopp xibaar yi mbas mi di Covid-19 coronavirus am jeexital ci koom-koom bi yëpp ci réewum Sénégal rawatina nag ci ñi nga xam ne dañuy yëngu lu jëm ci wàllu kon transfert d'argent lu jëm kon ci mbàllu yóbbante ak jot ay koppar ci yiñ ko defee la ñu wax nag mooy bu ñu sañoon nguurug Sénégal taxaw leen ngir seen liggéey ñuy wëy di ci jariñu li mooy li gën a fës ci xibaaru marax yi su bàkk bi daanoo tàbbal ñu ci faram fàcce gi su ko defee ñu daal di door xibaaru marax yi doore ko ci diwaanu Sikicoor foofu li kuréel gi di M2D ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci bokkee dëkkee ci diwaanu Sikicoor ñoom nag dañoo àndoon wàcc ci mbedd ya kon amal ay dox ñaxtu la ñu wax nag mooy dañoo bëgg ci nu mu gën a gaawee njiit réewum Sénégal fexe ñu bàyyi ñi nga xam ne nii dañ leen a jàpp te dara taxul jàpp leen lu dul mbirum politique muy ñoo xam ne daanaka jaay doole képp lu ñu leen def la ñu wax nag mooy feek bàyyi ñu ñëpp ñu dellu seen njaboot dañuy wéy di wéyal seen i yëngu-yëngu dañ ciy teewlu Seydou Mandiang ci jokkoom ak Amady Khalilou Diémé. li ñuy wax ci français mooy gis na depuis ñaari weer ci tey Sénégal mu ngi traversé ci histoire politique am li nga xamante ni ay manifestations nga xamante ni musul am ci Sénégal lii daal li ñu jàngal histoire politique Sénégal violence daan na am mais dayoo bi musu koo am. gis nañ ni li fi am ci ay mort ci manifestation 2012 sax amu ko woon li am ay blessé aussi c'est pareil arrestation yi ñu ngi koy def ba tey jii loolu la ñuy wax ni ñun. tous les militants de la paix tous les militants épris de justice tous les militants de la démocratie dañuy wax ni loolu ñun dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu mën a yem di wax ne li ko andi yëpp mooy jaay doole bu metti gars yi dañoo yor doole di ko jaay doole baaxul c'est légitime na ñoo yor doole mais loi def leen tënk ñoom aussi war ñu di ko jaayee nii ñu am seetlu ne fii ci Casamance am na ñi nga xamante ni ay bal dëggantaan bal yi nga xamante ni guerre lañ ko war a ci ay ennemi moom la ñu reyee ay nit fii ci manifestation civile dañoo wax ni loolu dañu koy dénoncer duñ ko nangu dañ koy ñaawlu waaw bokk na fi waaw di wax ni aussi dañuy ñaawlu dëggantaan ñëpp ñi nga xamante ni le fait que ay sénégalais ñàkk seen bakkan ci Sénégal te fekk ñu ngi réclamer seen droit waaw du wax ne léegi ñun dafa am lu ñuy laaj lu ñuy exigence yu ñuy laaj préfet jottali ko autorité bu gën a kawe ci Sénégal mu wax ko ni ko sénégalais yi nee nañu dañoo bëgg di utiliser balle réelle ci ay manifestation ci biir Sénégal mu dakk dootul amati nañu ut ay armes ñuy utiliser wante balle réelle du pour population civile na arrêté loolu la ñuy wax nous exigeons l'abandon de l'usage de balles réelles dans justement loolu la ñuy bañ voilà di wax ne aussi am na ay combattants parce que ay jàmbaar lañu ay martyrs lañu
yi doon xeex pour démocratie Sénégal état de droit Sénégal ñu jàpp leen tëj leen rap ci kaso bi dañoo wax ni ñooñu dañoo bëgg ñu libérer leen immédiatement. su ko defee ñu daal di dem ci diwaanu Bignona foofu la nag ñi bokkee ci kuréel gile di réew mi ka ko jiite woon di Moustapha Badji ànd nag ñenn ci ñoom daal di utali Pastef la ñu wax nag mooy loolu lañu ko def ngir rek mën a wuy ji ci li nga xam ne ni kon moom mooy soxlay askan wi ci jamono ji ñu toll xam ne bëgg-bëgg nit ñi daanaka loolu la gën a nduru dañ ciy teewluy kàddoom moom Moustapha Badji ci jokkoom ak Amady Khalilou Diémé. masawu d'abord coono bu sénégalais yi jànkonteel ci fan yi passé ak li fi jotoon xew ci dëkk ci réew mi ak ci diaspora bi ensuite may jaale ñi nga xamante ne seen mbokk yi loru nañu ci situation bi xewoon ma leen di jaale bu baax a baax ci sama tur dëgg naa bu baax message u peuple sénégalais et que donc damay gën a parti réew mi dem jàppale président Ousmane Sonko ci projet bu mu am pour Sénégal donc dama comprendre ne kenn du négocier ak réewam peuple bi lu mu soxla danga ko koy defal ba mu mot sëkk mooy jàmm réew mi tamit gëm naa ne kenn du jëppi askanam dañ koy déglu peuple li mu bëgg dañ koy déglu donc defe naa dañu toll jamono ji nga xamante ni bépp responsable sénégalais bi nga xamante ni mu ngi yëngu ci politique wala mu am conscience ci avenir réew mi dafa war a am lecture bu baax bi nga xamante ni message boobu la peuple bi lancé fan yi weesu te di ñaan suñu borom loolu bañ fi amati parce que dama jàpp ne message bi dinañ ko dégg bu baax a baax mais aussi di wax sénégalais yi ne maa ngi méttitlu bu baax a baax lu jot xew ci sama commune de Bignona maa ngi ci méttitlu bu baax a baax di masawu sama mbokk waa Bignona di ñaan nguur gi mu defaraat yàqu-yàqu yu am ci commune de Bignona. su ko defee ñu daal di wax bi la yoon ci lu soxal soxna yi lëkkaloo ci kuréel gile di confédération des syndicats autonomes la ñu wax mooy dañoo bëgg nguur Sénégal fexe nag ñu wàccoo li nga xam ne nii dañ ko xaatim muy convention 190 bu OIT ngir nag ñu gën a mën a jëriñ ci seen liggéey la ñu wax nag mooy fukki at ngi ñuy daw di ci dabu waaye amul benn yoon boo xam ne nii nguur Sénégal wuy nañ leen ci la ñu wax nag mooy ñu ngi sàkku ci kële di Ndeye Saly Diop Dieng ak jëwriñ jile di Mariama Sarr ñu jël seen i matuwaay taxaw soxna yi ni ñu leen ko xaaree Abibatu Sow Silla lañ ciy teewli kàddoom ci jokkoom ak Théodore Semedo. coronavirus bi mu ñëwee fa ndetteel góor ndetteel jigéen mais rawatina ñun coono ga mu ñu teg tumuranke nañu jaaykatu ndékki jaaykatu réer yi jaaykatu yi si booy jógee Dakar di dem Thiès ñi si tali bi jaaykat yooyu ñiy transformer les produits halieutiques ñoom ñëpp corona bi sonal na leen waaye nag la ñu jëkk def ñoom muy ba ñu toogee ndax la bett mën la ba taxawaat dañ ne ñun kat xaaral ñu taxaw lan la mooy mesure barrière xaale ñu jéem ko respecté mais buñ ko respecté nag nañu jëm liggéey dañ ne buñ ko respecté bu ñu toogee nag kon dootuñu am lu ñu lekk loolu nag moom may de jigéen ñi ba nga xam ni en respectant les mesures barrières dañu dem continuer waat liggéey Sénégal dafa war a ratifier convention 189 boo xam ni juin 2011 la ko Nations Unies organisation internationale du travail si la ko adopté mais ren ñi ngi si 2021 ba tey ça va faire 10 ans Sénégal ratifié wul convention 189 bi nga xam ni mooy wax si jànq yu góor ak jànq yu jigéen yi maanaam liggéeykat yu góor ak liggéeykat yu jigéen yi nga xam ne ñoo ne ci kër yi am na ñoo xam ne dañ ci profito boo demee ma dàq la te boo la dàqee duñ la fay donc yu mel noonu dafa amoon ba nga xam ne dafa xaw a metti daal xaw ñu teg ay coona si dëkk madame la ministre Mariama Sarr mi nga xam ne moom la yàlla dénk recrutement jigéen ñi mooy joxe liggéey bi fonction publique dañ koy woo di ko interpeller en tant que jigéen mu def ce qu'on appelle une discrimination positive dans le recrutement luy loolu mooy bu ñuy recruter ñu am lu ñu beral jigéen ñi parce que nag jigéen ñaa ngi fi bare nañu diplôme waaye bu ñu ñëwee xëy na am na nu ñu leen di traité ba nga xam ni duñu leen recruter comme il faut kooku moom appel loo xam ne man en tant que présidente jiite ay jigéen yuy liggéey maa ngi koy lancé madame le ministre de la fonction publique kon tey war na mën a woo jigéen ñëpp ubbi ñëpp ànd ak ñoom. su ko defee ñu daal di wax bi la yoon ci lu soxal jeexit bi nga xam ne nii mbas mi di Covid 19 coronavirus am na ko ci koom-koomu réew mi fànn yëpp la daal di laal bokk na ci nag ñi nga xamante ni ñooy yëngu lu jëm ci wàllu kon ay transfert d'argent dina ko yónni koppar yor jumtuwaay yooyu la ñu wax mooy seen liggéey ñoom itam am nañ ci jafe-jafe ak mbas mi tax ñuy sàkku ndimbal ci kilifa yi aji ndey ku na jéey. mbasub Covid-19 moo ngi wéy di lëmbe jamono ji yenn ci ay activité ñoo ngi sooxe bërëb yi ñuy yónnee xaalis te muy lu am doole ci koom-koomu réew mi mucc ci lu ni mel monsieur Cissé di yëngu ci yónneem xaalis di càmbaraat ci beneen anam wàcc gi seen yëngu-yëngu gi wàcc. waaw instant ni moom dafa taxaw instant yi bopp melul ni comme nu meloon bu njëkk. ñëpp xam nañ ni loolu méngoowul luñ doon envoyé bu njëkk moo gën a kii nii léegi boo xoolee. daanaka mën nañ ne 2/3 yi daanaka amatul. yenn gérant yi di xamle ne moodu ya nekk ca bitim réew lañ daan yónnee seen mbokk yu nekk fii ci réew mi noonu la wàññeekoo. feebar ba mu ñëwee société yi bari dañ taxaw
moodu yi doon jaay danoo tere rassemblement mënatuñu jaay les marchés hebdomadaires bu daa am Europe mënatul am c'est supprimé ndax feebar bi société yi bari danoo daanu wàññi personnel yi ba telle sorte que nun daa yónnee Sénégal par exemple soo doon yónnee à 70%, tu vas réduire ça à 40% pour sàmm sa bopp yow mi dëkk foofu parce que da nga war a lekk da nga war a naan. dañuy interpeller foofu ci gouvernement bi parce que gouvernement bi foofu dafa am wàll soo gisee jeunes yi doon manifester ñun tamit dañ ci am wàll ñii liggéey ci wàllu transfert d'argent actuellement ils sont impactés dañoo daanu sérieusement parler ñi tëj kenn mënu la ko wax kenn jàppalewul leen dañ leen bàyyi ak seen wéetaay ñu ngi xeex seen xeex mais actuellement nii y a beaucoup de problèmes mais assemblée dañ siy wax mais député siy wax dañ koy brosse rek mais en profondeur xamuñu les vrais problèmes du transfert d'argent te loolu ay jeunes si liggéey ay des milliers de personnes ñoo si liggéey. poos yi ñuy yëngu ci yónneem xaalis fëggu na mbasum Covid-19 bi moo ko waral ñi di yëngu ci liggéey bile ñoo ngi woo nguur gi ngir mu wàllu kër yi di yónnee xaalis yi ci réew mi. su ko defee ñu daal di wax bi la yoon ci lu soxal kon kër gi nga xam ne moo di Dakar Dem Dikk li ñu wax nag mooy ñu ngi ñaaw lu baax ñi nga xamante nii kon noonu la ñuy yàqatee seen i jumtuwaay muy damari boo xamante ni kon askan yi ñu ngi am seen i yëngu-yëngu loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey foofule ci kër ga wax ne itam ñi nga xam ne noonu la ñuy bundu xataale ñenn ci ñoom di dal seen kaw muy loo xam ne nii rafetul benn yoon te it war res na ci jëli matuwaay dañ ci teewlu Mbaye Diaw ci jokkoom ak Théodore Semedo. Dakar Dem Dikk tamit suñu wàllu jot nañ ko si maanaam toj nañ suñu kaar yu bëree bëri te tamit loolu dañ koy mettitlu di xamal askan wi tamit que ni ñun donc ay travailleurs lañ ay pères de famille lañ amuñu leen lu dul suñu outil de travail te Dakar Dem Dikk patrimoine national la en tant que organisation syndicale nag nekk biir Dakar Dem Dikk duñ def lu dul ñaawlu li nga xamante ni jot na fi am ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di tamit wax ak population bi ñu gën a xam ni kaar yi ñuy toj benn ministre du si dugg benn doom ministre du si dugg benn doom président du si dugg mais askan wi ñoom ñoo siy dugg surtout waa banlieue yaa ngi dégg loolu moom bëgg nañ tamit ñu jàppale ñu si parce que tamit sonn nañ ci lu xew rek ñu tojal suñuy kaar. parce que njeexital bi muy am dina am njeexital ci population parce que dinañ bëgg a gis kaar pour bu yóbbu leen duñ ko gis mais aussi dina am njeexital ci liggéeykat yi parce que benn kaar bu nekk day fay fukk ak ñaari liggéeykat maanaam 12 liggéeykat yu nekk ci benn kaar moom lay jël en charge ci société bu toll ni Dakar Dem Dikk nga xam ne 3200 agents lañ soo ko diviser ci nombre de travailleurs yu fa nekk benn kaar bu nekk 12 personnes lay fay dina fay mécanicien dina fay chauffeur dina fay receveur commis de gare chef de gare ak ñi ci bokk ñëpp. tey jii nii ñun sonn nañ quoi parce que tamit li gën a yokku tax ñu bëgg gars yi dimbali ñu ba nga xamante ni état bi bu fekkee tamit day programme waat yeneen car mu bañ ko def ci couleur partem wala bañ ko def ci couleur benn parti mais mu def ko ci couleur verte zone rouge nga xamante ni patrimoine national lay doon couleur Sénégal yëpp lay doon. su ko defee ñu daal di wéyal ci diwaanu Kaolack Léona Niassène ñoom nag seenub ziyaara fi mu ne nii ñoo ngi ci la ñu wax nag mooy donte nguur ko Sénégal dañ leen a seetaan kilifa yi nga xam ne nii kon ñoom ñoo fa teew amul lenn loo xam ne nii jàppale nañ leen ko ngir ñu mën a amal seen ziyaara boobule terewul nag benn yoon ñu nekk ci te wax nañ ne lépp loo xam ne nii war na ci matuwaay jël nañ ko ngir mën a amal ziyaar ci ni mu waree Alassane Ba ci nu mu gën a yaa gannaaw bi ñu toogee at defuñu ziar ren jii nag Léona Niassène ne seen ziar bi faw ñu amal ko ndax ngëneel ci réew mi El Hadji Abdoulaye Niass mooy président commission d'organisation bi di ñëwaat ci solos ziar boobu. ndax li waral ziara Léona Niassène maam Alxaaji Abdoulaye Niass ba mu demee Fass ba ñib si taalibe yi dañ doon ñëw di ko ziar du façon bii nag lañ ko doon ziara mais ku ci nekk da nga daan jugee sa tund ñëw. bu ëllëgee ñeneen ñëw bu ëllëgee ñeneen ñëw loolu nag mooy dox di dox ba jag si ci jamono jii ñu nekk nii tey comme ni nga ko waxee nag moom sëriñ bi nee na ziara ren bi nag ziara baatin la te yu ci bëri feeñ na ci nag yu ci bëri yëpp kay yoo xam ne kenn mënu koo wax ci rajo wala télévision waaye yu bëri feeñ na ci ñun xam nañ ci lu bëri bëri woon na ay galgal bëri woon na ñoo xam ne buñ sañoon du am waa loolu yëpp ay caaxaan la woon te dëgg bu ñëwee rek far caaxaan yi jamono ji nag lépp yemb na ba ñu mën a amal seen ziar ci kaw njàmm waaye nag li ñuy ñaawlu mooy nguur gi banque seeni loxo seetaan leen mel ni dañ leen di beddi ci réew mi. alhamdulilah lépp yemb na lépp yemb na